juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës ab gaal moo daal di takk lu toll nag ci lu ëpp téeméeri nit ñoo ci nekkoon waaye waxtu wi nag jàpp leen ni fukki nit la ñu daal di gis am na lu toll ci leneen kon ci téeméer yoo xam ne jot nañu feeñ ci gaal woowee loolee nag ma amee ca Kafountine waxtu wi nag nee nañu li ko sooke mooy ab lakk moo takk kon ci mbeex bi ba tax kon musiba gi yëpp amee du ñàkk dina ci dikk nu mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi. lu toll ci fukk ak juróom-ñetti milliards sunu koppar la ñu jël dugal ko ci état civil bu Sénégal Union européenne moo ko def ñu ngi ko dippee kon programme nekkal seen bëgg-bëgg nag mooy lépp lu jafe-jafe lalu ci état civil maanaam kayitu juddu yeeg yu ni mel bërëb yooyu kon mu nekk lu mucc ayib dana ci ànd kii leeral ginnaaw kon ay taxaw bi nga xam ne jëwriñ gu ñu dénk wàllu goxee googu xam ne amee na ko ci ak Union européenne fii ci Ndakaaru capitale bu Sénégal. lu yees ñaari ay bés des suñu digganteeg tabaski gi dem nañu ci dara li waaye nag li ñu nemmeeku mooy xar yi ñëwagul comme niñ ko bëggee waxtu wi nag ñoom ñi nga xam ne kon ñoom ñooy jaaykatu xar yi ñu nga jokkoo baaraamu tuuma jëwriñ gu ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu càmm gi ak tamit njëgu dunduk xar gi aliment gi kon seer loolu ba jéggi dayo ndax jàpp na ni kon lii moo waral ba tey ji Ndakaaru xar yi des nañ fi bëri daañu ci ànd ak leeral laataa njeextalu xabaar yi ak Ndeye Mariam Gaye Niass yëglekaay mooy laf-laaju xabaar yi ci njolloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëdub xabaar yi nees kii bi ci àlla àndee ñu ni ci faram fàcce gërëm leen mbokk yi ci ànd beek ñun ci ITV xabaaru njoloor si ñu door ko ak gaal goo xam ne dafa suux laata kon ginnaaw gi dafa lakk ba noppi daal di suux ma nga amee ci Kafountine ci bët saalumu Sénégal gaal gi nag yeboon na lu toll ci téeméer ak ñeent fukki nit yoo xam ne ñoo ci nekkoon waaye nag ginnaaw bu mu këppoo am na ci lu toll kon ci juróom-ñetti fukk yoo xam ne kon jot nañu feeñ te ñoom ñëpp kon dara darul leen waaye nag waxtu wi am na si ñeneen ñoo xam ne dañoo réer am ñenn ñi kon dañoo ñàkk seen bakkan bokk na ci kenn waaye nag ñi jot a réer waxtu wi am na ci lu toll ci juróom yoo xam ne jot nañu feeñ te nag set gi ma ngay wóyandi foofee ca Kafountine du ñàkk dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci neen jotaay xabaar ak Assane Ba gaal gi nag dafa tàkk looloo waral kon musiba gi di jéye gi yëpp amee ca Kafountine leneen ci wàllu xabaar ñu waxtaanee ko ak procès bu Guy Marius Sagna ñu ngi koy amal waxtu wi ci tribunal bu Ziguinchor ci bët saalumu Sénégal ba tey xam nga ne moom Guy Marius Sagna ak i naataangoom li leen jàppoon ginnaaw manifester yi nga xam ne waa Yewwi Askan Wi ñu ngi ko doon amal foofee ca Ziguinchor moom Guy Marius Sagna nag waxtu wi jàpp leen daal lii di atte bi dàqaloon nañ ko ginnaaw bu mu tàmbalee kon ci diiru fukki simili ginnaaw gi nag waxtu yi kon war na tàmbaliwaat sax ñoom nag layo gi di wéyandi ci diggante ay avocat am ak juge bi ñu xam kon fii ak ci kanam tuuti fan la waa nekk di mujjee ki gëtëm ak i mbiram moom Guy Marius Sagna jamono jooju kon Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye moom tam bàyyi nañ ko démb mu génn ci kaso bi waaye nag daan nañ ko toll ci benn weer kaso yoo xam ne ko tëdd ak i alamaan bu toll ci 50,000 francs moom Ahmed Aïdara nag ginnaaw bu mu génnee jot na fësal ay kaddu bu njëkk ay avocat am nag jàpp nañu kon li nga xam ne mooy daani arrêté tribunal bi lal ko ci kawam ñoom ne am nañ ci mbégte ginnaaw bu ñu bàyyi seen client waaye teral ko nañu fas yéene dugal beneen bataaxal bu ko defee ko ñu daal di gàntal wala niiral tey wi nga xam ne kon am na ci moom ak daan wii ñu teewlu kenn ci avocat am yi ñu koy loyal maître Bamba Cissé ci micro bu dal Ndiaye. fi mu nekk nii maanaam am nañ satisfaction am nañ contentement ci benn côté parce que Ahmed Aïdara ak ñi mu àndal dañuy ñibbi léegi parce que juge yi dañu décider condamné ko à 1 mois avec sursis léegi li ñu retenir mooy dafa participer ci benn attroupement boo xamante ni yoruñu woon ay ngànnaay mooy attroupement non armé waaye manifestation interdite bi juge bi dafa ne amul woon Guédiawaye préfet de Dakar la ko yamale donc fii amul woon manifestation loolu la wax. donc écarté nañ yëpp ba mu des attroupement rassemblement non armé donc léegi loolu rek la ñu jàpp su ko defee ñun dañuy def appel ci côté boobu kese moo ci des pour continuer le combat mais comme ni ma ko waxee rek li am solo ba am solo mooy day ñibbi këram ak père de famille yi nga xamante ni ñoom la nekkaloon donc léegi à partir d'aujourd'hui Ahmed Aïdara est libre. moom maire bu Guédiawaye tey jii ñeenti wax ci ngoon dina janook tasaru xabaar yi ngir àddu ginnaaw yoon yu ñu ko bàyyee mu génn ci kaso bi loolee kon jàpp nañ ko ñeenti waxtu bu ci àdd la àndee dina ci ànd ak sunu naataango ci diwaanu Guédiawaye ak banlieue bu Ndakaaru bu dal njàcc xalifa général bu Medina Baye moom na yëkkati na kàddu ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy nemmeeku ci ëttu politique bu fii ci Sénégal sàkku defam nag mooy jàmm ak dal am ci réew waaye tam woote diisoo moom jàpp na nag li war dëgg mooy fitna gi kon lu mën a ñàkk la ndax nag jàpp na ni li war dëgg askan wi war ci mën a taxawaay mooy
coalition Saawu Tero képp comme loolu naqari nga fajee ko ci mbañ gàcce yi loolu daal di xam léegi yor kàddoom Cheikh Maye Cissé ak kàddoom ci micro Aïssatou Kane. message bi yëpp mooy ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp defar Sénégal suñu wareef la ñun ñëpp tim defar Sénégal am nañ ci droit waaye ñi xam ne lu ñëpp bokk ñu bëri dañoo foog ne lu ñëpp bokk mooy loo xam ne kum neex nga yàq ci ndax ci nga bokk waaye li ñëpp bokk mooy li nga xam ne ñëpp mën nañ cee defar mais kenn amul droit yàq ci. Sénégal nag Sénégal yëpp a ko war a defal parti pouvoir ak opposition bi ñëpp ñoo ko war a defar réew yi mag yëpp am nañu opposition mënta ñàkk fi mu ne fi jamono toll ndax ñoo bokk réew mi nit ñëpp bokk ñu ñu gisee waaye mun nañoo jàngee sax ci ñoom ndax toujours ki la contour moom lim jàpp ne mooy wàññeeku ci yow rek moom lay wax déglu leen xam liñ jàpp ne mooy wàññeeku ñu def ko loolu wàññiwul dara comme nag ay élection yi ci la ñuy dem te élection moom doore du ko def xastaate du ko def carte yi rek moo koy def nit ñi nañ dellu ci carte yi dellu ci seen fare dellu ci jàmm xam ne Sénégal bu baaxee ñun ñëpp la baaxal mais bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul xeex booy xeexal ci sa xalaat xeexal ci gàgganti xeexal ci wax lu baax Sénégal bu nekk am na droit ci gis lu baax wax ko Sénégal bu nekk am na droit gis ne nangam baaxul ci Sénégal mu wax ko te liberté boobu yàlla def na ko fi mais jàmm ji nga xam ne moom lañ ñi fi nekkoon mag ñi jàmm ji ñuy saxalal bañ am Sénégal gi nga xam ne da nga gis réew bu mag waaye mu ngi la naw ngir jàmm Sénégal. ay doomi Afrique ak ci bitim réew ñoo lal waxtaan wu yaatu seen bëgg-bëgg mooy na la ñuy def ba mbëkk mi ak lépp lu ci aajo dakk ci Sénégal ak ci bitim réew ñoom nag jot nañu waxtaan ci diirub ñaari fan ci na la ñuy def ba nga xam ne ko saafara dina am bu baax a baax ci mbëkk mi ngir mu dakk waaye tamit jot nañu naqarlu fitna ak musiba yi nga xam ne kon nemmeeku nañ ko am diggante Maroc ak Espagne ñoom daal jàpp nañu ni kon loolu lu war a dakk la te nag saafara fa mu am ci Babacar Seck reportage. xam-xam ak xarañte yu fekk baax ci Afrique mën na am wàllu bu am solo ci lépp lu jëm ci wàllu migration loolu mooy gëm-gëmu ñenn ñi jiite ay kuréel yu yëngu ci migration. ñun dañoo dajaloo ñun ñi nga xam ne ay africain la ñu ne mais am na lu bari loo xam ne toujours dañuy ñëw rek ñeneen ñu nekk bitim réew ñoo naan la ni ngay doxalee mais bi ñu dajee ñun di waxtaan ci suñu biir ñaari at ñetti at def nañu ay webinaire donc danañ waxtaan ci xarala yi. fukki webinaire ak ñett bi produire ay documents de politique et de stratégie mais ñun nee nañu tey gouvernement yi dañoo war a gën a xool lan mooy migration bi bañ a seet rek li nga xam ne moom la leen partenaire bi di wax partenaire bi lan mooy problème migration irrégulière mais du loolu rek mooy problème bi mooy tey am na ay liggéey yoo xam ne am na Afrique nag ngay promouvoir li ñuy wax naan labour migration mooy migration de travail bu état yi di bëgg a waxtaan ak partenaires yi buñ ñu ci boolee. mais ñu jël suñu expertise dimbali état bi ne ko attention am na fu gars yi di jaar foo xam ne boo fa jaaree du noonu. ginnaaw ñaawteef ak musiba bi am ci Melilla experts yi di ko ñaawlu te dàq ñaawteef yi nga xam ni ñu ngi koy def ci kaw migrants yi ci buntu l'Espagne. mais Ceuta la fa am foofu musiba naaru lay la mais nañu bàyyi di accuser xale yi naan ñii bëgguñu lii dañuy xaruwuñu ñoom dañoo bëgg dara xam nga bu njëkk soo ko xoolee. gis nga danaa wax benn affaire boo xam ne bu am solo xanaa xamoo ne bu njëkk ñii nga xam ne ñoo jëkk tabax ci Dakar fii mais fan la ñu demoon immigration mais dañ demoon Côte d'Ivoire ñii dem Congo ñii dem Guinée Conakry ñii dem Maroc dem wuti di liggéey ñun tam suñu dëkk am ñu bari ñoo xam ne dañ fiy ñëw di wut si vraiment nanguwuñu ñun li nga xam ne am na tey ci Melilla condamné nañ ko nekk na loo xam ne baaxul te dafay indi ay musiba. ndaje bu yaatu boole ay experts ci wàllu gouvernance de la migration ci l'Afrique boole na ay borom xam-xam yu jóge ci réew yu bari ci Afrique ñu koy amale ci Ndakaaru diiru ñaari fan. Babacar Seck jërëjëf APIX wuyu wootepp Omar Gueye nekkoon maire bu Sangalkam nekk ministre bu ñu dénk lépp jëm ci wàllu gox yeeg goxaan yi Omar Gueye nag bëgg-bëggam mooy lépp loo xam ne ay kuréel la di ndaw ak i soxna foofee ci Sangalkam ñu daal leen taxaw APIX nag wuy si woote boobee ba nax nag moom ci durub ñetti fan guichet bi nga xam ne kon la amal jot noonu daal di kon fexe ba lu toll ci ñetti téeméer yoo xam ne ay GIE lañu ak ñaar ci téeméer ci loo xam ne kon ay entreprise yoo xam ne ay nit
ñoo leen moomal seen bopp ay benn loolu ñu daal leen tàggat waaye itam xamale leen waaye itam fexe ba ñu mbaa di méngoo ak nii jamono di doxee loolu lépp kon amal nañ ko ci Sangalkam loolu mi ngi amee ci teewaayu Mountaga Sy njiitu APEX ñu teewli kàddoom ci micro Babacar Seck. ci Sangalkam ñëw jàppale juróomi téeméer ak juróomi fukki xalewu Sangalkam yu am ay projet ci créer 300 GIE ak 250 entreprises individuelles ministre Oumar Gueye moo ñu saisir ne nañu ñëw jàppale ko pour mu mën a jàppale ñooñu ñu am kayitu juddu seeni entreprise parce que pour nga mën a jëfandikoo alalu koppor yi président Macky Sall créé mooy financement yi il faut que sa entreprise am kayit mooy fi ñuy tàmbalee ci wàllu yoonu koom-koom donc ñu ñëw fii fekk nañ fi ay xale yu bëri fekk nañ fi audience bu discipliné mais aussi ministre Oumar Gueye ne moom mooy jël en charge frais yëpp yoo xam ne moom la dossier yi laaj moom moo ko financé tey si suba ci 30 minutes rek defar nañ ay entreprises officielles yu am dignité ak entreprise yi nga war a mën a créer à APEX ak feneen lii moo tax mu ne ñu aussi bu ñu créer entreprise yi ba pare dafa bëgg ñu gunge xale wu Sangalkam pour ñu accéder ci financement yi président Macky Sall indi mooy ay FONSIS ay FONGIP ay DER ACPEX ADPME yóbbu leen aussi ci ministère yoo xam ne financement des filles et des femmes loolu la ñu sant dinañ ko def incha allah parce que liñ fi gis tey dafa sedd suñu xol. njiitu réew Macky Sall mu nga ca bitim réew mu nga ca Hollande mu nga ca Allemagne ginnaaw ab ngan woo xam ne mu nga fay amal ci dëkkub Olaf Scholz moom nag Macky Sall njiitu réew mi nekk itam président Union africaine ma nga ca ndaje bi nga xam ne dañu dippee sommet G7 ngir teewal fa réew Afrique yi jot na waxtaan ay ponk yu bëri yoo xam ne itteel na Afrique bokk na ci wàllub énergie wàllub wér-gu-yaram ak tamit ay ponk yu bëri moom sax Macky Sall njiitu réew mi jot na fa tamit sàkku ab toogu ci G20 di réew yi nga xam ne kon ñoo gën a am xaalis ci àdduna wërngal këpp maanaam tamit taxawaay bu am solo ci àdduna bi loolu nag nekk toog woo xamante ne ni kon nangul nañ ko dinañ ci dikkaat bu ci àllande ci suñu yeneen jotaayu xabaar. ñu wéyal xabaar yi waxtaanee ni mu leen ko duppee lu toll ci fukk ak juróom-ñetti milliards sunu koppar la Union européenne dugal ci programme boo xamante ni nga ko duppee nekkal bëgg-bëgg mooy fexe ba kenn ci askan wi bañ a ci jànkonteel lépp lu jëm ci wàllu kayitu juddu ak lépp loo aajo ci wàllu état civil loolu nag nekk mbir moo xamante ne amal nañ ci ginnaaw lël woo xamante ne amal nañ ko fii ci Dakar capitale bu Sénégal ñaari fan lañu sum waxtaan ngir indi ci saafara maam Seynabou Babou ci leeral. Union européenne financé état bu Sénégal ci lu tolloog fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar ngir mu tëral ab benn stratégie nationale ci wàllum kayitu juddu ci kanamu ambassadrice bu Union européenne lii day tax ñu tëral ab système boo xamante ni dafa wóor loolu ba tax askan mi ku nekk nga mën a am say droits civils politiques ak sociaux. C'est un vrai défi que les populations. ab défi bu mag la boo xam ne askan wi ñoo ngi koy dund saa su ne ak maire yi tamit ci lu jëm ci wàllum kayitu juddu moo tax atelier biile mënuñu def lu dul rafetlu ko te dafa jotoon ngir ñu mën a indi ay saafara ci wàllum acte de naissance proposition yi fi nar a tukkee nag dina am solo lool te dina soppi bu baax dundinu askan wi. Qui change la vie des populations. ñi nekk ci gox-goxaat yi dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe yu métti ci wàllum état civil ay registre yu réer ay acte de naissance yu baaxul ak ay acte de naissance yoo xam ne ñaari nit ñoo koy bokk représentant bu association wu maire Sénégal moo ngi xam ne ni programme biile dina tax seeni jafe-jafe yu bëri mën a am ab saafara. Il y a énormément de problèmes. jafe-jafe yi bëri nañu loolu ba tax ñu am mbégte loolu daal di gis tey ci lël bi ñuy organiser ne daañu indi ay saafara ci yenn ci jafe-jafe yi tout tànk yi am ngir am kayitu juddu donte ne nag duñu régler problème yëpp waaye yenn yi daañu leen lijjanti. De nos préoccupations, de nos problèmes ici au Sénégal. bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk ci lépp lu jëm ci wàllum collectivité territoriale moo ngi xam ne stratégie bii nag dina tax système d'information bu état civil yi gën a am doole ñu moderniser ko waaye tamit dinañ ko digitaliser. ñun ciy liggéey ak Union européenne muy fukki milliards ak juróom-ñett te plan boobu dinañu permettre ñu numériser digitaliser sécuriser li nga xam ni mooy l'état civil di jël données yëpp nag. di ko yóbbu ci data center bi nekk Diamniadio nga xam ni data center boobu day permettre données yooyu mu doon suñu yëfu bopp problème souveraineté la nationale sécurité nationale et cetera nga xam ni duñu amul kenn ku mën a stocker suñuy données ci bitim réew.
programme bi ñu tuddee nekkal li ko tax a jug nag mooy état bu Sénégal am benn stratégie nationale boo xamante ne dinañ ci mën a enregistrer lépp lu jëm ci ay faits ak statistiques bu wàllum état civil. jërëjëf maam Seynabou Babou lu toll ci ñetti junniy ndongo daal di sëgg seen lijaasa bu njëkk ngir mën ko am bu ko defee ñu teg seen tànk ci daara koy fii ci Sénégal rawale nag ma nga amee ci lycée Maurice Delafosse fa nga xam ne ko la ñu amalee baccalauréat G bi loolee nag nekk mbir moo xamante ne ni ndaw ndongo yi sëmb nañ ko ni kii démb dem nañ fa doxantu fa xool mbiri naka la demee ak ñoom itam ban gis-gis lañ ci amee Amadou Bari Serina Mbaye reportage. dal ak farlu la ñu nemmeeku ci salle 4 nekk nag ci premier étage ci bâtiment càmmooy lycée technique Maurice Delafosse mat ne ñu ñaari fukk ak juróomi candidat ñu segg ci épreuve économie ci bile salle candidat bi tollu ci fukki at ak juróom-ñett nekk nag ku njëkk delloo kopim ci salle bi muy xamle ni nag jafe woon na tuuti waaye am na yaakaar tàmbali na bu baax a baax examen bi. dama xaw a ay économie ba je veux pas dire ay mais dafa xaw a ay économie c'est ça c'est pour ça ma soog a en plus sama bind dafa gaaw quoi moo tax instant bi damay dem réviser ji le temps que heure bi di jot. candidat bi bëgg doon entrepreneur di xamle ni amul benn jafe def ci examen ci bile établissement la yàgg jàngee. calme na abordable na dal na ñoo ngi concentré wu ça va c'est l'essentiel. jël nañu matuwaay yépp ngir amal examen bu jaar yoon président jury bi di ko xamle. ñu ngi am ñetti téeméeri candidat ak ñaar et ñoo ngi répartir ci fukki salle ak ñaar donc salle bu nekk ñaar fukki candidat ak juróom ñoo fa nekk ba mu des benn salle bu ñu am ñaar fukki candidat ak juróom-ñaar voilà. seetlu bu njëkk ak ay jafe-jafe yu njëkk nemmeeku moo di. ginnaaw benn waxtu génn ak dugg ci candidat yi bari woon na waaye président jury bi gisu ci benn problème. donc jaabante yi di yóbbu ni toilette di dem et cetera chaque 5 minutes bu kenn génnee jaabante bi te comme ci étage lañ nekk donc day xaw a metti léegi man dama leen wax ñi bu fekkante ni mën nañ dem toilette yi avant que ñuy dugg kii ñu jël seen disposition yëpp daal nga xam ne bu ñu duggee bu ñu paree épreuve yi mën nañ demaat toilette donc loolu laa leen doon suggéré. et donc adhéré nañ ci discours bi voilà. buñ ko laajee nag lu wutale bac technique ak bac général muy xamle ni ministère yi bokkuñu te nag njàng mi wute na itam li nga xam ne moom la ñu tere ci candidat yi bokk na ci téléphone portable ci centre yi ak itam waxtaan diggante candidat yi ci salle yi. lu yées ñaari ay bés des sunu digganteeg tabaski gi waxtu wi nag ñu ne mekk mooy xar yi ñëwagul comme ni ñu ko bëggee ci dara li ci Ndakaaru capital bu Sénégal ñoom nag ñi nga xam ne ñoo jaaykatu xar yi seen baat jëpp na ci nee nañu kon daal jëwriñ gu ñu dénk wàllu càmm gi daal loxoom génnu ci waaye itam leneen loo xam ne dañuy joxoñ baaraam tumba mooy lu jëm ci njëgug aliment bi ndax dafa seer ba jéggi day loole mooy seen kaddu reportage Ndeye Mariam Gaye Niass. agsi nañu fii ci point de vente bi nekk ci Fass daanaka dañoo yegg si rek Atoumane Gueye ak Cheikh Camara ñaari ndaw yi bëgg loolu yarum xar daal di jóg tàmbali ñoo wax seeni jafe-jafe. waaw jafe-jafe li bari na li ko waral mooy premièrement ci alimentation xar yi lekku xar yi moo cher des fois suñu clients yi ñu doon jaay daaw ren dañuy ñëw ñu wax leen prix xar sax da leen di jaaxal. te ñoom duñu bàyyi xel ne que ne lekk bee cher moo waral loolu waaw lekk bi moom cher na trop foo ko natt dépassé na ko. mais ren moom éleveurs yi moom affaire yi métti na trop si côté lekk bi waaw métti na trop waaw xar yi cher nañ lekk bi cher na. daanaka kàddu gi benn la njëgug aliment de bétail yu cher yi loole moom la ñuy ŋàññ ñoom ñi nag jàpp ni njëg yi xar yi bu yokkoo du ci ñoom. waa xar yi bareeguñu et en plus dafa am benn problème bu am ñi daan jël seen alal di ko jënd ci ay xar di tegaat di jaay dañu xaw a téye seen loxo lépp li ko waral mooy lekk bee cher opération bi ñu ko daan def y en a des gens yoo xam ne dañ daan def prêt même dem jënd ay xar utaat ci loo xam ne moom la ñuy suturloog seen njaboot mais ñemeetuñ ko cette fois-ci parce que lu tax xar dafa cher dund bi dafa cher. lu toll ni lu mel ne tabaski ba mu commencé ba léegi amul benn aliment boo xam ne wàññi nañ ko déjà fii heure bi dara na fekk ñu am courant fii amuñu courant sécurité bi sax dafa des barki démb la sama copain bi sax xaw a woo ay policiers ñu ñëw taxaw fii nii ñu neexal leen pour ñu ñëw taxaw fii pour garder leen ñu mais loolu c'est pas normal.
jafe-jafe yi ñuy am saa su ne bu tabaski jege fii ci Sénégal ngir am xar ñoom nag ñu jàpp ni yorinu sàmm gi ci Sénégal moo ko waxal. kon lu tax ñun yeneen dëkk yi duñu fournir nañ ñu may doole ñun éleveurs yi ñu jël suñu alal ak suñu teraanga di ko def ci xar yi nga xamante ne bu tabaski jotee li ñuy am suñu réew lañ koy bàyyiwaat mais par rapport ak avec étranger yi fii ñëw di jaay seeni xar jëlaat seen alal dugal seen sàkk yóbbuwaat seen i dëkk kon Sénégal ñun fu ñu jëm loolu dama koy lancer message monsieur le ministre ñun ndaw Sénégal ñooy wax ak yow fii la ñu dëkk Sénégal la ñu dëkk on est des Sénégalais jël suñu alal def ko ci ay xar pour teral suñuy waajur dundal suñu njaboot dañ lay lancer message boobu ñun waruñu compter ci benn dëkk pour mu ñuy fournir ay xar ay xaleñ ci dëkk bi am ambition am yëg-yëg wóolu seen bopp am ngëm-ngëm boo xamante ne xar yi mën nañoo may lu ne ci teraanga. Atoumane Niki Cheikh ak seen yeneen mbokki jaaykatu xar yi nekk fii ñoom ñëpp rek dañoo joxoñ baaraamu tuuma jëwriñ ñi ñu dénk sàmm gi ci Sénégal te koy ñaan nag mu gën a dugal ay yoxoom ci liggéey bi. ministre de l'élevage nag moom la ñu bëgg a xam moom lan mooy liggéeyam lan mooy taxawaayam si wàllum éleveurs yi ñun ba léegi sant nañu suñu bopp si ministre bi gisuma dara loo xamante ne apporté na ko éleveurs yi du côté lekk du côté soutien du dara. boo demee daral tey imaginer daral chaque jour 3 camions dina wàcc te camions yi wàcc yëpp xar yu jigéen la xar yu jigéen yi dibiteeri di rey marché bi xar yu jigéen la ñuy rey kon donc léegi yow xar yu góor fa lañ koy amaatee pour tabaski dootuñ ko amati parce que tant que ñu ngi rey chaque jour 3 camions xar bu jigéen kon donc yow tabaski boo jotee fan ngay jëlaatee fooy amaatee xar bi la produire pour tabaski amatul ñun waruñu toog di dépendre ci Mali wala ñu dépendre ci Mauritanie wala ñu dépendre ci beneen dëkk. feetu Aïd el Kabir di jege si bu baax xar tàmbalee jafe jaaykat yi jaaxle askan wi ñoom desee am yaakaar ni dinañ am xar mu ñu sacrifié. ne Marème jërëjëf yegg si nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëgle kay. mbaa yéen a nga ca ginnaaw bi ñu tege loxo fukki fan ak juróom-ñaar ci manifestation yu ñu génn Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara ñu jàppandool ñëpp ñibbi nañ seen kër alhamdulilah bés bi la journée dogal bi dem mu ngi wàcc 1h30 du matin ci procès spécial bi nga xam ne moo amoon ci kanamu tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru yëglekaay bi ne mandataire national bu Yewwi di Déthié Fall gars yi juróom benn weeru kaso lañ ko fëgg yoo xam ne wulul tëdd ak alamaan bu toll ci 100 000 francs Mame Diarra Fam ak ñeneen ñu àndal ñoom ñëpp bàyyi nañ leen ñibbi seen kër ginnaaw seen taxawaay ci kanamu dakaay bi niki démb yëglekaay groupe immédiat bi yamu ca ndaxte nee na Guy Marius Sagna niki tey ji lay taxaw ci kanamu tribunal bu Ziguinchor ginnaaw bu ñu ko tegee loxo fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu nekk ñoom leader waa Yewwi niki démb ci kanamu tribunal bu Ndakaaru ñoo fës ci xër bu njëkk critique waaye démb daal seen atte bi ci kanamu autoatekaay bi daal seddul déedéet ndaxte yëglekaay bi nee na démb daal tàng jër la def tribunal bu Ndakaaru ak tribunal bu Guédiawaye Pikine ndaxte gars yi nee nañu li leen jàppee defuñu ci lenn jël nañu lépp xëpp ko way takk daru karange yi ndaxte nee nañu lu ji njaag ñoom la ba noppi salfaañi seen ak seen mbiyeleef les économies Déthié Fall nag mu ngay toppi tànk Karim Wade Ibn Abdoulaye Wade Khalifa Sall maire bu Dakar boon waaye daal lu ci ma tem nga yëg nga ñàkk yëg maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara jël na lépp xëpp ko ci kaw commandant bu police bu Golf Sud ndaxte nee na lii lépp bu amee lu ji njaag mooma moom Ahmed Aïdara yamu ca ndaxte démb lu mu yekkul Macky Sall njiitu réew mi ko fàtte ba noppi woote janow tasiru xabaar ni ki tey ji ci Guédiawaye les fo yéene kaay ne sàkku tefu procureur yi démb muy ci tribunal bu Ndakaaru di ci tribunal bu Pikine Guédiawaye juge daanaka lépp dañu xotti tere sànni ci sën wi ndaxte topp ñu benn yoon sàkku teef yi nga xam ne moom la procureur yi def ci tribunal bu Ndakaaru ak ci tribunal bu Guédiawaye Pikine yëglekaay bi ne en tout cas démb tàng na jër ci tribunal bu Ndakaaru ak ci tribunal bu Pikine Guédiawaye diggante avocat yi ak juge yi Déthié Fall ci source ne li ngeen may tuumaal lépp du dara loo xam ne def naa ko ci tous ndaxte moom Déthié Fall regu na ba set wicc liñ koy tuumaal Mame Diarra Fam ne ginnaaw bu nu ma bàyyee li ki tey jii ko dinaa dem ci kër Barthélémy Dias Ibn Jean Paul Dias ci moom mi nga xam ne fa laa doon dem bañ teg ma loxo ndaxte loolu kenn mënu ma koo xañ Mame Diarra Fam ne du kenn koo xam ne mën nga tax ba du ma dem tey jii ci kër Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru yëglekaay bi ne en tout cas moom njiitu réew mi Macky Sall démba doyul bay des ci kanamu autoatekaay yi ndaxte gars yi daal mayuñu ko lenn safara dëgg lañu yebbi ci kawam libération ne ci Ndakaaru capitale bu Sénégal bu weesoo Déthié Fall juróom-ñetti fukk ak ñeent ñëpp la ñu bàyyi di ñibbi seen kër te gën loolul benn daal seen kaw Guy Marius Sagna ki naataangoom yi jàppandool fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi niki tey la ñuy taxaw ci kanamu autoatekaay bu Ziguinchor Direct News ak Sud Quotidien ne juge kay daanaka jàmm leenu sàkku ci réew mi ginnaaw ndogal yu nga xam ne jël nañ ko démb ci autoatekaay ci Ndakaaru ak ci
Pikine Guédiawaye jëwriñ nga woon gi ñu dénk wàllu koom gi ak finance ci Sénégal Amadou Ba waxtaan wu rëy la ségal su naataango yu l'Observateur yëgle kaay bi ne Amadou Ba kay gën ci pataralam wax ci ponk yu bëri yoo xam ne indi na ci leeral ba mu mel ni jantum midi ndaxte moom responsable APR bi nee na waaye Yewwi ne seen bëgg-bëgg mooy chantage ak teg pression dëgg ci réew mi ci lu leen neex te loolu du ko seetaan mukk muy am ci réewum Sénégal Amadou Ba ci Observateur ne déggoo ma de ndax l'opposition bu Sénégal di waaye Yewwi seen bëgg-bëgg nag mooy teg ay tension yu tar ci réew mi ngir nëbb liggéey bu am solo bi nga xam ne Macky Sall njiitu réew mi def na ko ci boobu réewum Sénégal ci biir réew mi ci koom-koom gi ak ci bitim réew moom Amadou Ba wax na ci élection législative yi wax ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak diggam ak njiitu réew mi Macky Sall La Tribune ne Bougane Gueye Dany ak Fadel Barro jébaane nañu Macky Sall njiitu réew mi ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides ndaxte nee nañu réew mi ne ci musiba dëgg la jëm te nag faw ñu wax ci lu ko may lambaay dina ñaaw ndaxte gars yi nee nañu réew mi ci musiba dëgg la jëm te lii am ci ñag bi la jëm te su fa amee ko du fa gaaw a jóg collectif ànd sàmm jikko ci bés bu la journée réew mi fu mu jëm daal baaxul ndax boo mooy ci kaw dëgg la jëm looloo tax ñuy sàgg ci waa Yewwi seen manifestation gi ñu jàpp ni ki ëllëg ñu teg lépp ci suuf alerte quotidien nga yëg nga ñàkk yëg police bu Sénégal ñu nga jël seen matuwaay ngir manifestation yi ëllëg yi bañ a déborder ci réewum Sénégal yëglekaay bi ne ay junni alkaate la ñu samp ci xàll yu mag yi ci réew mi ba noppi jël matukaay yëpp ngir entreprise yu France yi Auchan yeeg ceer beeg yeneen jumtukaay yëpp gars yi bañ ko jaxase laas ne Union africaine nag yëkkati dinañ seen baat ginnaaw musiba gi am diggante Maroc ak Espagne te sàkku teef fi nag moo ñu ubbi benn enquête woo xam ne dina leeral dëgg mbiri naka la demee waaye nag li am ba des laas ne muy Macky Sall di Alioune Tine ñoom ñaar ñëpp fësal nañu serum mer ginnaaw li am ca réew Maroc le Témoin ne benn bateau chinois moom mbëkk benn gaalu Sénégal ci wax ya nekk fa Gambie ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaar ñoo ci mucc te ginnaaw jëf gi bateau chinois bi def daanaroon na daw réer ci géej gi bés bi la jour ne beneen mbir bu doy waar ngi xewee ci bët saalumu Sénégal ndax benn gaal woo xam ne daa yeb lu toll ci téeméeri nit ak ñeent fukk te seen bëgg-bëgg moo doon dem Barça wala Barsak gaal gay làkk te lu toll ci juróom fukki nit ñoom ñëpp des nañ leen tegi gët suñuy gët ci xër bu njëkk libération yéegle kaay ba ne Barça wala Barsak tàmbalete na ci réew mi te benn gaal bu jóge Kafountine moo làkk benn nit ñàkk ci bakkanam lu toll ci fukki nit am ci gaañu ñeneen ñi ba léegi gisuñu leen donte nag seet gaa ngi wéyandi libération ne benn xale bu jigéen bu am fukki at ak ñeent moo tumal baayam di ko jur am juróom benn fukki at ak juróom ak benn cousin ne ñoo ko doon violé mbir yaa ngi xewee ca Thiaroye-sur-Mer moom xale bu jigéen bi ne bi muy am fukki at ak ñaar la ko cousin bi doon sàkku te sàkku na ko ay yoon waaye lii tamit mbaa jàmm la yëgle kaay bi ne li gën a dee nag moom xale bu jigéen bi taxal na rib baay ji ndaxte nee na vidéo porno la ko doon tagal ci kanamu ndeyam ji te tëdd naag baayam gën ngaa néew ñaari yoon lii moom nekkatul jàmm libération yamu ca ndaxte nee na ba ñu laajee yaay ji lan la xam ci mbir yi dëggalu ko waaye itam weddiwu ko waaye nee na li am ba des mooy doomam ji saa wone lor baay ji du ci génn libération yamu ca ndaxte del na newaat ni moom baayu xale bu jigéen bi donte nag mu ngi weddi tuuma yi examen médical bi dugal na ko rip taxal ko rip ci coow li moom ak cousin xale bu jigéen bi te ñoom ñaar ñëpp muy baay jeeg cousin bi dem la leen defeere ci kanamu tribunal bu Ndakaaru ñu bàkku jëm ci lamb ja sunu lamb fekk fa Xaadim Njaay mu ne jàkkaarloo rëg-rëg ak Sa Thiès bu dee Sa Thiès am na ndam ci kaw rëg-rëg bàyyi na lekk ndawal ndaxte nee na bu boobaa yàpp mbaam ak xaj lay lekk mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolu moo laf laaju xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñu ci jàpp lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 18h45 xabaaru marax yi 19h45 daañu dikk yaatal ko ci kàllaama tubaab fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñoo ak jàmm.